xaare ko àjjana dolli leeram te tax ñu ci barkeem di tey ñu ñëwoon tey ci quelque maanaam leeral ci li nga xamante ni bi ci jamono yi wees rek ñu ngi koy dégg ci ñenn ñu koy faral di wax wala ñu koy génn te loolu nekk kàddu yoo xamante ni maanaam kàddu yu mat a leeral la ndax ñoom jóguñu lu dul pour jaxase bopp maanaam ñenn ci askan yi ndax sax du ma ne askan yëpp parce que askan yi yeewu nañ xam nañ ki leen di jariñ ak ki leen bëgg di jariñoo ñooñu tey seeni tur yi sax damay jéggalu di ko tudd ndax maanaam bokkul ci ay teggin waaye nag du ñàkk ñu tudd ko ndax ay quelque leer ndax ñoom ñu ngi tudde seen bopp collectif ànd defar Thiénaba ma jéggaluwaat ci tur woowu ndax Thiénaba xamuñu maqaamam kilifa diine nitug yàlla fa muy denc dëkkam romb na yàqu kon buñ ñee defaraat dafay mel ni dafa Thiénaba dafa yàqu te Thiénaba romb na yàqu ndax kilifa diine gi ko sanc lu mu laal lu ne du bokk ak lu mu laal kon ñun ñi nga xamante ni ñoo ñëw di wax tey dañoo ñëw ànd ak Thiénaba ca kanam ndax Thiénaba romb na yàqu bañ koy defal kon ñu ngi jégalu ci kàddu yooyu ñu tudd ñoom di wax rek ni ñooñee fa daje woon tey lii ñuy bëgg a àddu nii dina faram-fàcce seen wax ni maanaam lenn nekku ci loo xamante ni lu wér la wala lu teg ci ay base ndaxte ña ko séq ñooy ñi fi jaaram ak ñi nga xamante dañ leen a bëgg a jox ma jàpp ni ñenn ñi comme laaj nañ ni chaque élection participé nañ laaj askan wi seeni baat amuñu confiance ci ñoom amuñu considération ci ñoom kon ñoom buñ dajaloo di waxaat leen jàpp naa ni maanaam seeni xol guddul ña ca des ñoom laajoon nañ ñu jox leen ñu jëf tële ñu jële leen fi tële googee nag duuru sax ñoo ko wax ñun suñuy kàddu waaye ñoom ñoo ko wax ndax nee na depuis 72 ba 2020 Thiénaba avancé wu te ñooñu dénkoon nañ leen ci diggante boobu kon ñoom war nañ seenu tële nit nag lu mu def ba xamal ko boppam maanaam jëru sax ci ñam ndax ñoom ñoo wax seen bopp ni depuis boobaa nga léegi defuñu fi daal kon dèjà ñoom alhamdulilah ñoom waxal na ko seen bopp loo def xam ko nag kon yaakaar naa boo dellusiwaatee ni askan wi damaa bëgg ngeen jox ma wala ngay laaj ci askan wi yaakaar naa askan wi moom defuñu beneen ba ca topp pour gën leen leeral ñooñu ñooy ñan maanaam ab barab wala dëkk boo ca nekkee ni da nga koo bëgg a yóbbu ca kanam yaakaar naa ne da nga fa am kër mbala néeg boo yeewoo mais tey ci ñoom am na ci ñoo xam ne bu ñu bëggoon a fanaan Thiénaba da nga leen di aalub néeg mais askan wi ñoom mënuñu concevoir koo xamante ni sa njaboot yow ak sa dëkkuwaay bëggoo koo dëkk ci dëkk bi nga xam ne nee da nga koo bëgg a defal kon ñoom xam nañ ni dañu leen di nax askan nag yeewu nañ ci loolu te ñu ngi pare di leen xaar waxee nañ ne ni conseil municipal bi boole nañ ko ci ñàkk a def dara gi nga xamante ne ni wax nañ ko ci ñoom li ñu tële ñu jàpp ne ñoom ñëpp a tële boo tëlee tële seg tële waaye bu tële doo keneen te loolu askan wi nañuy jël témoin pour andi réalisation yi nga xamante ni moom la fi monsieur le maire def depuis 2014 ak léegi ñun de duñ ñi fekku fi dara ndax ñun duñ sàcc jëf am nañu def ki wax nag ni moom defuñu dara moom la concerné parce que xamal na boppam deful mais xëy na am na ñu fi def dara doonte bëriwul bu ñu dikkee rek dañuy daal di ñëw ci loolu wax réalisation yi fànn yu bari na comme ni ko sama naataangoo bi waxee léegi mu jëm ci hydraulique muy wàllum ndox ak wàllu courant wàllum njàng wàllu assainissement ndaw ñi ak sport bi ak infrastructure yi nga xamante ne ni moom la bokk et cetera loolu lépp bëgg nañ cee dugg ak yéen pour faram-fàccee leen ni leen ñoom li ñuy wax nii maanaam dara amu ci te askan wi lañ jël témoin ci li ñuy wax parce que lu ciy wax ne am na firnde bu jëlee ci wàllu ndox mi dañuy ñëw rek ci château d'eau bi nga xamante ni mairie bu Thiénaba ak partenaire bi ñuy wax plan Sénégal ñoom ñëw def nañ ko fii ci Thiénaba muy château d'eau boo xam ne mu nekk 300 mètres cubes doon château d'eau bi gën a rëy bi bokk ci château d'eau bi gën a rëy ci région de Thiès doon bi ëpp ci département Thiès mu nekk une valeur de 64 millions loolu tey jii dugal na ko ci wàllu ndox ba pare nag def addition d'eau ci ay dëkk yu baree tey jii boo dee xool doon na 11 villages yoo xamante ne nii mairie bi yóbbu na fa ndox boole ko ak lycée bi nga xamante ni mooy lycée bu Thiénaba kon bu jël lim yooyu dana xaw a bari mën a jeexin kër Xaar Jéey kër Njaag kër Baara Sarr Njuufeen kër Abdou Jéey Thiénaba Gare Paleen Touba Gueye ak lycée bu Thiénaba pour citer loolu rek mais des na lu baree bari kon ci wàllu ndox ñoom rek loolu firndeel na ñoom ñun lañ doon wax tegee ko
bu jógee foofu ñu ñëw ci wàllu courant ku ne xam ne ni commune Thiénaba 2014 bi fi maire di ñëw 8 villages rek la fi fekk ñu am courant 8 villages depuis 1972 boobu ñu wax man damay arrêté 1972 de 1960 bi Sénégal amee indépendance ak léegi ba 2014 maanaam bi ñu dikkee ñun 8 villages dañ fi fekk ñu électrifié ñu am courant bi maire ñëw dafa triplé loolu maanaam tey buñ fi fekkoon benn yóbbu na ko ñett ndax 8 villages da fi fekkoon ñu nekk te léegi mu ngi ci 27 villages boo ko boolee kon jàpp naa ni benn bu fekk rek yóbbu na ko ñett te loolu ñu mën cee cité lu baree ndax boo xoolee village u Diayane ci lañ ko électrifié dal jàmm Bangaaj kër Mbaye Gueye kër Malamine Ndiaye kër Ibra Fall Njóobeen Njuufeen kër Banda Ñang et cetera kër Modou Dione Kiyel Gueye Ndindi Aan kër Matabar kër Amadou Ndëyu Daaru Mbóoj et cetera kon maanaam village yooyu yëpp maanaam ñoom maire moo leen électrifié te loolu population bi la ñuy jël témoin kon jàpp naa ni ku wax ni maire def fi dara wala tey ji depuis 2014 rek def fi dara jàpp naa ne tey askan wi jéppi nañ la askan wi xam nañ ni li ngay wax yow da nga ñëw pour naxaate parce que nag nit ki loo ko bañ waxal ko li ne ci moom dañ ñu goro maanaam lëkk loo ko bañ xamal ni gudd na nopp taman naa dal beneen programme boo xamante ni am na accord muy 300 lampadaire mooy lampe solaire yi nga xamante ni ku ne gis na gouvernement Sénégal mu ngi koy yóbbu ci commune yëpp di ko yóbbu ci ville yëpp Thiénaba ci njàmbaaru monsieur le maire ak maanaam management bu baax am na ca 300 lampadaire loo xamante ni balaa yàgg incha allah dina ñëw accord bi moom c'est déjà signé kon loolu tey jii bokk na ci li nga xamante ni mën nañ ko wax ci wàllu courant ndax bu ñu bëggee wax lépp tamit du mën a sotti mais dañ ci jël bu rek ñu cof ca maanaam baaxe ko askan wi bu jógee loolu ñu ñëw ci wàllu njàng mi njàng ku ne xam na ni mooy tabaxum réew moom la monsieur le maire teel a comprendre xam ni maanaam njàng mi enseignants yi ñoo koy def mais conditions yi nga xamante ni ci la élève bi mën a nekk ba mën a jàng maanaam tey loolu moom moo ko war mu war koo def bi mu dikkee xool na maanaam école yi nga xamante ni jotu ñoom ay toilettes mu ñëw def ay toilettes mu toll ci 9 villages wala 9 écoles yoo xamante ni wala 10 écoles yoo xamante ni maanaam moom yóbbu na fa ay toilettes boo xoolee bu ñu ci mën a dem Touba Gueye Kiyel kër Amadou Ndari Thiawaare kër Demba Anta Diayane Ngomen Balla kër Malamine Xay Baba Kayre Àll plutôt Kayre Àll ak Thiénaba kon jàpp naa ni loolu maanaam yombal condition élève bi pour mu mën a jàng normal ci la bokk bi ci loolu mairie bi at mu jot dina jënd ay fourniture maanaam doté ko école yi école bu ci nekk di nga am ay cahier ki la cay aju lépp accessoire yi cay bokk yëpp ñu jox ko élèves yi ñu kii ko ba yombalal waajur yi maanaam seen jëndum cahier ak seen jëndum craie ak seen jënd yeneen bagage yi kon jàpp naa ne loolu lu am la kon ñoom xanaa jàpp naa ne bokkuñu ci parents yi nga xamante ni ñoom ñooy bénéficié wu ci loolu ndax parents yooyu mën nañ leen lool ku ne xam na ni njàng mi tamit dafa am ñoo xam ne ay tout tànk lañ am ñu digg doomu am ñu nekk ci kaw te ku nga xam ne université métier ba fa nekk condition yi nga xamante ne ni moom la étudiants yi di dund foofu ku nekk étudiant wala nga am doom ju nekk étudiant wala nga am rakk ju nekk étudiant di nga xam ne condition ya métti na trop maire xam loolu bi mu fi dikkee fekkul kenn am loo xamante ni yaa ngi koy jagleel étudiants yi loolu étudiants yi laa jël en témoin bi mu dikkee mu ni leen dinaa leen wutal subvention chaque année mu jox leen ay millions yoo xamante ni dañ koy jox pour jàppale leen ko seen condition bi ñuy dund foofu à l'université ren jii rek jox na leen une valeur de 3 millions mu jox ko seen kii boobu seen mouvement wala seen association boobu kon jàpp naa ni moom loolu bokk na ci li yombal condition étudiants yi foofu ñu nekk ca kii ba mais jëmu ci loolu ndaw tout tànk yooyu ak ñu digg doomu saa bu ñuy def examen dina ñëw indi ci apport bu am solo fexe restauration baak hébergement yi ca war ca ñi nga xamante ni ñooy ñëw di corriger wala di surveiller ñu nekk ci ay conditions yu baax kon amul benn examen boo xam muy entrée en sixième di BFEM di baccalauréat boo xamante ni maire bi jëlu xaalisam dugal kon mu nekk lu am solo ku ne xam na ni jamono yi passé rek jamono yi yëpp mbas mi ni mu mel ci réew mi ma ciy profité occasion di sensibiliser maanaam askan wi ak ñi nga xamante ne ni ñoom lañ ko bokkal ñëpp ñu respecté masque yi di ko takk bu baax a baax parce que defuñu ko ngir ki ko wax mais dañ ko def ngir suñu wér-gu-yaram dangaa war a aar sa bopp aar ki nga xamante ne ni moom nga jàkkaara wala moom nga dendal te loolu li ko mën a maye mooy ñu ñëpp ñu bokk takk masque yi di raxasoo ay gel ba pare respecté distance bi
kon loolu tamit ñu ngi koy ñaan maanaam population bi ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax waaye ci xeex boobu nga xam ne le président de la république moom moo ko initié ànd ko ak sénégalais yëpp maire de su ca ginnaaw ku ne xam na ne ci école yi ba tey ci wàllu njàng jël na école yëpp yóbbu fa service d'hygiène ñu pomper école yi pour que microbe yi wala leneen ak leneen bañ ca am kon jàpp qui viennent d'être distribués dans les villages de la commune pour soulager les tâches ménagères et les tâches domestiques des femmes. Je vous remercie. Commune bi yëpp donc dañ ko saluer mu génne une valeur de 15 millions wala plus de 15 millions dugal ko ci maanaam xeex bi ci loolu te valeur 15 millions mais moom ci boppam dani maanaam du ma jiite xeex ba pare des ci ginnaaw moom rek bi ñu calculer li mu fi def na ci une valeur de 3 millions loo xamante ni def na ko ci biir xeex bi kon mu nekk loo xamante ni nii dañ koy saluer di ko gërëm di wax ni la maam Cheikh waxoon rek la ñu wax keroog ba yàllay fay wax bàyyi jëf ñoom comme dañuy wax te li ñu wax dara amu ci man nañ ko bàyyi moom muy jëf askan nag moo ñuy àtte te loolu li ma ciy mën a dolli mooy nee nañ maire def bi dara te jàpp naa askan wi ñu am fulla de élection ñaata échéance ñoo fi jaar depuis 2014 ak léegi te jàpp naa ne échéance yooyu yu ci nekk maire daf leen di yàlla ba ca kaw dóor ci suuf toog ci seen biir dégg naa nag kuy daanu ba bari da ngay namm jël xam naa le président wax na ma ca ñoom dañoo namm jël moo tax ñu koy tukkuwaat mais mu ngi sunu kanam bu jógee colo ñu jëm ci jeunesse sport maanaam wàllu ndaw ak wàllu tàggat yaram te dañoo wax ni ndaw dafa nekk lu am doole ci am réew rawatina ci commune dafay soxla woon lu baree bari soxla woon a xam-xam soxla woon a tamit tàggat ak barab yu muy tàggatoo ci loolu bi mu lëkkaloo ci ak benn partenaire ak conseil communal de la jeunesse ci benn formation boo xam ne en informatique la ñu def ko fii mu jël formateurs yi recel hébergement ak restauration ba ya ci ak yépp mu resal leen ko ñu formé fi 120 jeunes en informatique mu nekk loo xam lu am solo la parce que xam-xam mooy jiitu maanaam lépp loo xamante ni moom ngay gis mu jóge ci ñu ñëw ci tàggatu bi ndax dañuy tënk rek mun am benn doléance boo xamante ni yaakaar naa bépp PCR bu fi mas a jaar dégg nga ko sa nopp defoo ko muy grille de protection stade municipal bu Thiénaba mais dafa lu am solo bala maa ñëw ci grille de protection yi dafa ñëw ci subvention bi ñu dikkee subvention yi ku ne xam ne ñi fi daan jaar ni ñu ko daan génne trésor day am TVA am ay taxes yu ñu ciy génne moom bi mu dikkee dañu TVA taxes yi maa koy fay sama poos dutuma leen ko dagg parce que dagg gi ñu ci dagg dina tax seen xaalis bi wàññeeku mu nekk lu am solo loo xam ne jar naa saluer te boobaak léegi saa su ne day yokk ñu ñëw ci grille de protection yi mu nekk une valeur de 25 millions Thiénaba yëpp soxla woon ko jeunesse bi yëpp soxla ko monde sport bi yëpp soxla woon ko xam ni am na lu muy jariñ stade bi am na loo xamante ni ak yokkute lay indi ci biir moom mu defal na ko kon loolu ñu ngi ko ci sant mbaa di ko ci gërëm ndax loolu yàgg nañ koo topp di ko daw te mënuñu ko am mu ne kat mbir mi xam na ni zone nord dafa bokk ci biir Thiénaba te ku ne xam na ne déplacement yi nga xamante ni ñoom la ñuy def di ñëw biir Thiénaba di football si dafay am ay frais supplémentaires yu leen di jox te ku ne xam na ne ASC yi seen doole bañ war a am amuñu ko mu ni léegi kon dinaa leen gën a jege sa décentraliser mbir mi dem terrain Bangaaj bi nga xamante ne nii moom it vieille doléance bu yàgg a yàgg boo xamante ne nii askan bi ñu ngi ko doon laaj ñu collecté ko une valeur de 15 millions dëgg-dëgg jàpp naa ni volet sport maanaam képp koo xam ne sportif nga nekk biir Thiénaba siggi nga bi nga déggee ñii ni depuis 2014 ak léegi depuis dara yow da ngaa rus ndax lii musu fi am ak si bâche rek yeneen ak yeneen ñu tënk ko foofu rek ndax volet bu rek dañ cee coppati rek dem ñu ñëw ci infrastructure yi nga xamante ni mooy yoon yi ndax ku ne xam na ni Thiénaba 2014 bi fi maire ñëw maanaam yoon woo xamante ni latérite la buñ fi fekk bu ma neexee ma ni amu fi ndax buñ fi fekk Bangaaj da doon jëm te àggul xay mu ngi toll ci 500 mètres moo ko mën a kii kon ñi fi jaar ñëpp kenn defu fi dara ci wàllu yoon bi maire ñëwee ak partenaire ak holding Mbargane ndax nag maire yi moom danga léeg-léeg da nga ko def sa dafa ak bopp léeg-léeg nga ay partenaire ak leen état bi dimbali noonu lay tënk kon management bu baax mooy tax nga mën a am ay partenaire bi mu ñëwee indi partenaire yooyu ñu defal ko maanaam 3 kilomètres 500 ci latérite mu nekk diggante Kër Malamine Ndiaye ak Daaru Ngomé Kër Malamine Ndiaye ak Daaru Ngomé ku yàgg xam yoonoo xam nga ni
maanaam taxi sax du fa jaar wax duma la oto bu mag mais léegi tey dañuy toog ca Thiès luy taxi mu indil ba seen biir kër wàcc na kër ma laa mit ku ne xam na ni oto boo ñëwee ci télé ba la wàcc mais oto dañuy xandaal bu ca biir kii ba te penc ma la ñu defal ab rond-point kon loolu amuñ fi woon kon ñooñu bi ñu waxee loolu kër ma laa mit daanu nga mel jéppi nañ ñeen ndax loolu amuñu koon ci monsieur le maire lañ ko amee mu nekk 3 kilomètres 500 ñu ñëw Ngomeen mu jógee Ngomeen ba ci pont bi mu nekk 3 kilomètres yoo xamante ni nii latérite la te amu fa woon waaw Ngomeen de jéppi nañ ñeen parce que ci yoon woowu laa jaar bi may ñëw loolu mu nekk loo xamante am lu am solo yoonu Jaayaan ak Serif Lo tey jii visité nañ ko xool la ca nekk ñu ngi ci liggéey bi di ko liggéey bu baax te incha allah balaa yàgg dara maanaam dina nekk yoon boo xam ne mucc ayib la kon monsieur le maire jaaraama ñu lay sant ci loolu parce que xam nañu yoon farata la yoon nécessité la te yaa ngi ci bay sa waar bu baax a baax a baax a baax ba tey bu jógee ci infrastructure yi ku ne xamoon na ni kalak bu Canaba muy centre de lecture et d'animation culturelle boobu ay mbaama fa daan nekk ak ay fas te li may wax ni mën naa ci jël témoin population Canaba ga fa la saret daan teg mbaam mi di fa fanaan tey jii ku fa dem sa xol dina sent guy maanaam maire réfectionné ko équipé ko ba tey jii képp koo xam ni élève nga wala ngay étudiant wala tey jii nga xam nga yow lecture mooy sa passion tey jii fa ngay dem di fa livre boo bëgg am na fa kon loolu lu am solo la ci njàngum xale yi aussi tamit ci culture loo am solo kon monsieur le maire bàyyi benn fànn boo ñëw rek am na ca loo xamante ni bii maanaam def na ko ba tey ci wàllu culture boobu ñu wax noonu boo xoolee place publique bu Jaayaan mu def une valeur de 30 millions mu nekk place publique boo xamante ni maanaam askan bi yëpp la ko def mooy lu rafet parce que tey jii noonu la jamonoy doxe ñu ñëw ci environnement ak assainissement mais bala ñu dugg ci environnement ak assainissement dañuy wax rek ci infrastructure yi tuuti parce que le maire moo réhabilité maanaam poste gendarmerie bii nga xamante ni moo nekk fii ci Canaba te Canaba soxloon ko lool ndax insécurité bi nga xamante ni moo fi am càccum jur gi ya ca des ak ya ca am kon tey loolee maanaam dalal na xel askan bi parce que nit ki tamit boo ko dee defar da nga koy wutal sécurité boo xam ne dina ko mën a garanti moo tax mu poste gendarmerie def ko foofu réhabilité ko ak la ca war ak yëpp macha allah. de toilette et avec la collaboration de la mairie et de l'équipe municipale. Ils ont terminé ces travaux-là pour ce qui concerne les toilettes. Depuis 2015 aussi, chaque école de la commune bénéficie d'une dotation très importante de fourniture scolaire. Et cette dotation de fourniture scolaire-là ne cesse de s'accroître d'année en année. État civil la ay machine ko def ñu former agent yi ba pare ñëw équipé ko ak ay machine ay ordinateur tey jii boo demee ci benn façon lañ la koy jox mu gën a dëppoo ak jamono wuuteeg lool li fi nekkoon kon tey boo demee jël kayitu juddu génn rek war nga xam ne changement am na ci mairie bi xar kanamu mairie bi dem réfectionné war nañ ko bu baax a baax équipé ko tout foo dem machine nga fa yeneen ak yeneen kon équipé boobu tamit lu am solo la ci biir mairie bi ñu wax ci assainissement ak environnement assainissement boo xoolee projet EAA ñëw na fi indi fi ay éducule wala ay latérines yoo xam ne da koy def ci dëkk yi 400 latérines ñeenti téeméeri latérines def na ko ci 7 villages de la commune yoo xamante ni indi na ko fii ci biir ñi ci bénéficié wu de waxuñu ne maire defu dara 400 latérines dans 7 villages de la commune loolu muy benn bi mu dikkee tamit mu xam ni ramassage mbalit mi dafa am solo ci dëkk te comme commune bi amul ay moyens mu ngi démarché ay partenaires mu ni naa jiitu ndax ndimbal na ca fekk loxol ba daal di ay saret teg ci ay saret ba pare di leen fay ñuy ramasser mbalit bi nga xamante ni mooy nekk ci dëkk bi jàpp naa ne ku yeewoo Canaba saa boo xëyee di nga dajee ak ñoom ñuy ramasser mbalit bi mu ñëwaat amat benn partenaire boo xamante ni ci wàllu environnement tabaxal ko ñaari kees benn bi mu nekk Kayre benn bi mu nekk Canaba ci wetu mairie bi boo xamante ni day ramasser maanaam déchets plastiques yi ak benn moto boo xamante ni moo koy ramasser jàpp naa ne loolu ñun ki nekk ci mairie bi ñëpp gis nañ ko waaye loolu lépp neex na waaye li ko dàq mooy fexe na ba am partenariat ak waa UCG ñu jox ko benn camion boo xamante ni lépp luy mbalit ci biir Canaba dana ko ramasser yóbbu ko fa mu am ay nit yoo xamante ni engagé na leen di leen fay ñu nekk ci biir ba pare am 27 personnes yoo xamante ni ay agent la yoo xam ne ñooy tey jii setal Canaba ñu defal ay contrat loo xam ne balaa yàgg incha allah contrat yi dem na fiseel nañ ko li ci des moom mooy liggéey bi commencé ñu dem 27 kii yoo xam ne te loolu dafa bokk ci emploi
te ndaw dafa soxla emploi kon monsieur le maire ndaw ñi fàtte woon ci benn côté ñu ngi lay santaat bu baax tamit di la gërëm. bi ñu jógee nag ñu ñëw ci wàllu élevage ci càmm parce que ku ne xam ne suñu àll bi mbay ak sàmm mooy suñu priorité moom tey jii ci suñu activité ci la ëpp boo xoolee élevage bi mu dikkee ñëw li mu def mooy fexe ba am benn partenariat bu ñuy wax Haifa ànd ak comment dirais-je association des maires du Sénégal ak la mairie de Thiénaba mu jox leen une valeur de 3 millions ñu jox ko 200 xar talaa biir mu séddale ko askan bi ku nekk mu jox la ñaar te bu xar mi juree yaa moom nday ja léegi da ngay joxe doom ja rek moom nday ja am say xar lim ci jublu bëgg na bu tabaski jotatee kenn du dem ca daral ba naan da ngay jënd ak jamono ni mu métti da ngay dugg sa war xëcc ci daal di rendi sam xar mu nekk lu am solo ba pare fexe ba race bi mu amélioré ko mu boole ko 3 géniteurs yoo xam ne ay laadum pur sang lañ laadum bu nekk ñu ngi ko jëndee 800 000 francs ñu boole ko joxe ko ku ci nekk boo bëggee tëblu ca nga dem tëblu kon loolu lu am solo la ci élevage kon seetaan bi rek naan élevage bi na dox mais dañoo jàppale. loolu boo ko gisee amul benn dëkk ci biir commune bi les 38 villages ak 26 amul benn dëkk boo xamante ni amul bénéficiaire bu femme boo xamante jox nañ ne ñaari xar bu juree nga jox ñu ñaari mbote jël say ñaari xar loolu village officiel yi mat na te amoo yi tamit mat na mu nekk loo xamante ni lu am solo la waaye ku ne xam na ne daralu Thiénaba am na dara ay xar ñu fay jaay ay xar ña fa nekk jam ay droit ak ña xamante ni ñoo nekk seew xay ak yeneen tubaatu la yeneen barab yi maire bi mu dikkee diggante daaw jéeg ak daaw ak ren mu ni moom dina fexe ba maanaam ñuy subventionné maanaam waa dara fexe ba tey ñu baree bari dem feneen di ko jëndi ñu mën leen a jege ren jii rek 5 tonnes indi nañ ko ci wàllu ripaas jox ko waa dara bi daaw ak loolu ba Samba Ndiobène Ka le ministre de l'élevage daaw ñëw na visiter site bi mu nekk loo xamante ni lu am solo ak considération bu mat sëkk. ba tey ci wàllu élevage bi ñu jógee ci loolu formé nañu benn jeune ci biir commune muy fabriquer pierre à lécher boo ko déggee moom mooy xeer yi nga xamante ni moom la xar yi di mar ñu koy jëndee Thiès mu cher commune bi fii am na ñu ko man ñoo xamante ni dañ koy defar di ko jaayee moins cher pour élevage bi gën a jëm ca kanam loolu maire fexe na ba ñu formé kooku mu ñëw di ko defar pour di ko jaay éleveurs yi ci prix bu abordable bu ñu mën a jënd ndax bële moo gën a cher kon loolu jëf la joo xamante ni jëf ju am solo li ñëw suñu mbokk jigéen ñi nga xam ne jigéen lu mu bokkul lu ne dox lu mu jàpp lu ne dem kon suñu mbokk jigéen ñi monsieur le maire bàyyi leen xel bu baax a baax ni mu bàyyee xel ndaw ñi parce que xam nañu am réew ay jigéen a ko ak ay ndaw mu ni kon dinaa def maanaam dinaa alléger wala ma yombalal wala ma wàññi seeni diisaayu liggéey bi nga xam ne moom lañu liggéey ba ñu mën a def seeni activité nañ ko bëgg parce que xam nañ ni maanaam soq ak wol ak bojjeg ya ci aju yooyu yëpp jamono ji wees na ko ba tax na jënd na 9 moulins maanaam tey jii juróom-ñeenti machine tas na ko ci biir commune bi depuis bi mu fi toogee ak léegi juróom-ñeenti machine wol ak ay soq yoo xam ne tas na ko ci biir commune mu nekk loo xamante ni nii lu jigéen ñi rafetlu mais yemul ca loolu dafa fédéré association yi wala groupement féminin yi nga xam ne ñoo nekk ci commune bi mu jël 700 000 francs jox leen ko ñuy jënd ci omo ak ay saabu loolu groupement yi laay def témoin ñu koy lebal de seen biir di ci am bénéfice mu nekk loo xamante ni jigéen ñi ñu ngi ci gis seen bopp bu baax a baax te loolee ka ko def wala ña ko def dañuy ñëw ci commune gis groupement ya ñu génn seen xaalisu bopp jënd ñu dem mais bu ñu dikkee maire dañu leen ñii kenn du leen lewal maa leen di jëndal ñu dem ak seen bopp mu jënd yëkkati 700 000 jox leen ñu fay kon ne seen kees yaakaar naa kees ka tey boo xooloon ña ko yor maanaam valeur bu am solo mu nga ca biir. naa ni opposition pouvoir ak nga bañ ko nga bëgg ko xam nañ ni moo la ko dàq moo la ko gën a mag muy social mu nekk l'homme social la ko ñëpp tuddee ku ko bëgg ku ko bañ xam na ko mooy maire bi gën a social ci Sénégal tab moom ci moom la weesu ci moom la yem te nag tab la ca gën a neex du tab ci xaalis mais tab ci daraja xam nga mën ngaa tab ci xaalis nit dina topp na mais tab ci daraja doomu aadama moo bëgg daraja mais dafa tabe ci daraja tabe ci alalam di dimbali ay nit moo tax loolu dañ koy tënk ndax doo dimbali ba pare ko ndax moom ñun ñu koy wax sax bëggul nu wax ko mais nag nit ki
saa boo defee lu baax da nga ko war a seet mais ku ne ak ñu ne dimbali na leen ci ñaqam ci li wacci laahi taala te yàlla kese tax kon côté boobu